asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yooyu ñuy suivre sur Khass TV la chaîne du peuple amaat contentement fas yéene waxtaan na ci yéen li ngeen xamante ne moom mooy làmb actualité ak instant bi li fi xew chaque jour nag damay mbégte toog ak moom ndax yéen internet yi boo ko gisee di nga xam kan la mu nekk koo xamante ni ku ma bëgg lool fan ko mu nekk suma xarit ba nee naa leen fépp foo xamante ni rek maa ngi fa damay am contentement pour waxtaan ak moom parce que yéen ñi koy seetaan yéen ñu ko bëgg ngeen bañ na ko ba paa bi nee naa leen lépp lu mu wax rek da ngeen ciy jariñ surtout li nga xamante ne te dëgg lay wax mu nekk paa boo xamante ni ñëpp ko estimé muy Père Khadim Samb mu nekk suñu papa nag nekk suñu lépp wax dëgg yàlla am contentement fekk si ko fii ci këram mu accueillir ñu fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ne moom mooy lam ak actualité bi dama koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan Père Khadim maa ngi nuyu. jërëjëf Fatima maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant suma ñaari waajur di sant Serigne Touba Khadim Rassoul di la nuyu di nuyu sa caméraman bi nga àndal ak technicien yi nga àndal yëpp ñëw tey fii ci suma kër fekk si ma fi ngir waxtaan ak man ci tolluwaayu réew mi noo ngi gërëm yàlla bu baax di nuyu kilifa diine yëpp di leen ñaanal yàlla sunu borom taxawu leen te may leen fan wu gudd ànd ak wér di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou di ko ndokkeel ci jëf ju réy ji mu jëfati laay wax. ndax taxawaayam ci diine ji ak taxawaayam ci tarixab Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu yoonu murit kenn xeebu ko ci kenn yabu ko ci waaye nag Sénégal it yabuñu ko ndax jëfam di yëkkati njaal moo xam ne mii maa ngi koy tibbee ci suma xol di ko jaale mboolem mbindaafoon mu yàlla dogal nga génn àddina ci corona bi di ko jaale président Macky Sall mi nga xam ne mooy père de la nation di ko ndokkeel di ko félicité ci pas-pas ak taxawaay bi mu am ak ñime gi mu ñime jamono ba nu jamono dikke mu jàppe ko noonu ba man ci génn réew mi di Sénégal di ko ndokkeel ci ñàkk yi nga xam ne def na ko bërki démb xaarut convention bi nga xam ne moom la ñu am ak ñi nga xam ne ñooy ñiy saytu loolu waaye dafa génn ci gafak ak réew mi dem wut ay ñàkk pour Sénégal mën a mucc di ndokkeel gouvernement am di ndokkeel Abdoulaye Diouf Sarr di ko félicité moom ak képp koo xam ni kii ñu ngi nekk ci service santé di jëlaat meneen njaal nag di ko jaale umma islam di ko jaale président Sall ba tey di ko jaale képp ku mas a téye micro ci Sénégal la commencé ci ñoom Laba Socé ak Dout Sow ak Pape Seck Serigne Dagana ba ñëw ci wàll mi gën a nekk xale tey ci ñiy def musique maa ngi leen di jaale Thione Ballago di ko jaale sama bopp di ñaanal Thione Seck yàlla na ko yàlla sunu borom xare àjjana yàlla na yàlla yeesal yërmandeem bi ubbi leeru bàmmeelam mu yaatu ci suufa si Yoff ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko jaale njabootam di ko jaale Waly Seck ak Lamine Naar mi magam di ko jaale nag jaaga soxnaam bi nga xam ne ànd naa ak moom ci kawar gu ñuul ba kawar gu weex te jëppante wuñu nuyoo bi am na solo Papa Thione di koy jaale àdduna kon ni mu ko waxee rek di ko jaale ñëpp mais man nag maa ngi koy jaale ki nga xamante ne moom mooy suma xarit Seydina Alioune maa ngi koy jaale Waly Seck mais daal maa ngi koy jaale Seydina Alioune parce que xam naa relation am ñoom ñaar ni ñu nekkoon ba pare moom mooy suma xarit mais père wax nga ko léegi gis nañ ni instant bi réew mi fu mu toll gis nañ ni réew mi jaxasoo na pour nit ñi ñu ngi ci fitna te ñëpp xam nañ ni porteur de voix nga. amaan soo waxee nit ñi dañ leen dégg tolluwaayum réew mi instant bi fu mu toll Père Khadim Samb waaw tolluwaayu réew mi xam nga àddina nii lay doxe li xew bu yàggul ci réew mi du guléet yàgg na fi am ndax wax naa ne li xew bërki démb lu yàlla indi la communication bu bon bi nga xam ni moom la ñuy communiquer ci biir Sénégal bi ci des mooy presse bi am na ci loo xam ni ñennat ci presse bi ñoo ko créé ah oui waaye Sénégal xuloo musu fee jóg xeex musu fee jóg ndax Ngalandoog Belees jaar nañu fi Lamine Koura Gueye ak Senghor jaar na fi le président Abdou Diouf jaar na fi Cheikh Anta Diop jaar na fi ak Senghor ba président Abdoulaye Wade mooy ki gën a yàgg ci opposition ci Sénégal boole kook dikk yor réew mi fukki at ak ñaar doomam ñëw jël ko di doxal
waaye li am solo mooy yàqule ak gaañu ñooyam day dolli xam-xam. lii traversé crise bi traversé woon Sénégal war na ci jàngat pour bu ëllëgee pouvoir xam fi muy teg tànkam, opposition xam fi muy teg tànkam, journaliste yi xam fi ñu teg seen tànk, société civile xam fi ñu teg seen tànk, parce que dafa jaxasoo. dem nañ ba ay journaliste nekk mel ni ñooy opposition di xeex ànd ak opposition te loolu du rôle journaliste. dem nañu ba société civile mel ni opposition. Société civile du opposition. Société civile régulateur la war a nekk, dafa war a nekk diggante pouvoir ak opposition. kon pouvoir moo jiite réew, opposition dikk ànd ak moom topp ko di ko kañ. xam nga opposition lu muy jariñ pouvoir di ko soññ. waaw opposition dafa am solo ci pouvoir. pouvoir bu xamee njariñal opposition dëgg-dëgg ñoom ñaar war nañoo mën a ànd te réeroo du am, parce que opposition bu tegu ci yoon bu am crédibilité dafay soññ pouvoir. moo tax réew mënta ñàkk opposition, daf koy soññ di ko wax yokkal, defaral, jubbantil, indi, am. loolu mooy taxawaayu opposition. Société civile taxawaayam ci biir société bi mooy di dem fépp, di xam lépp, di jaar ci diggante yi, di defar. Journaliste arbitre la war a doon, warut a juger, warut a far. mais boo xoolee tey journaliste Sénégal ñi mais nag du ñu ay journaliste ñenn ñi il faut le dire. wax naa ni ñi ci des ñi ci 80% yi ay animateurs yi collatéral lañu. il faut ñu wax ko, parce que am télé ak rajo taxul nga nekk journaliste. non mooy ñoo xam ni ñii ay DJ la ñu woon, yàlla may leen sens ñu ubbi télé wala ñu ubbi rajo wala ñu ubbi nangam taxawaayu journaliste sol robe bi, parce que am nañu fu ñu waxee ñu du leen déglu. mais képp koo parce que dama leen ne nekk woykat taxut a doon journaliste, am télé taxut a nekk journaliste, am rajo taxut a nekk journaliste. journaliste da nga koy jàng wekki ko dund ko. mais soo xoolee tey li ma gën a yéem nga xam ni sama xel demee tey ku mel ni sunu mag Boubacar Diop, may ñaan yàlla yokk ko wér, moo créé woon journal bi ñuy wax defe naa promotion bu Tëngéej. xool ku mel ni Mame Less Dia, xool ku mel ni Alassane Ndiaye Alou, xool ku mel ni Pati Dieye Fall, xool ku mel ni suma mag Masib Sène, xool ku mel ni Serif Fall bu Elli Manel, xool ku mel ni Obay Diop, xool ku mel ni ñooñu tant d'autres journalistes yooyu. mais bu ñu demee tey ba boo xoolee tey journalistes yi far di xeex ak pouvoir ñoo ëpp opposition. te am na ci journalistes yoo xam ne opposition santu leen loolu, dañuy wut poste rek. parce que léegi boo xoolee journalistes yi dem da nga nekk journaliste mujj nga doon ministre, mujj nga nekk directeur général de société, donc da nga créé woon da nga créé organe bi pour jàll. donc mooy journaliste élémentaire, comme ni ma ko may jóg waxee ni ma y a des syndicats élémentaires, mais n'est pas un syndicat pour défendre les causes des travailleurs du Sénégal. donc lu moo tax ma ne war nañ ci mën a jàngat. léegi pouvoir war naa mën a jàngat ci li jàll lu tax, opposition war nañoo mën a jàngat ci li jàll lu tax, Sénégal yi jur seeni doom am ci ñu dee, am ci ñu gaañu, am ci ñu jàpp, war nañoo jàngat lu leen ci dugal ak lan lañ cay am ëllëg ba loolu dal leen ci. muy ñett ñu war a jàngat. léegi nag ñu xool journaliste yi nga xam dañu ne ay journaliste lañu dugg ci ba lii xew ci, kenn ku ci nekk dugg ci sa ku tëju ne man la kan, ndax lii maa war na waxe nii, ndax maa war na taxawe nii, ndax ëllëg yomal xiyaam kenn ku nekk ci noonu la nga wax ba jëye am, mbaa la nga sooke ba njaaxum am ca, ba ay bakkan rot ca, wala ñu gaañ ci ay nit, wala ay ñàkk ci seeni place, yàlla suñu borom dana la ko laaj. journaliste yi ñoom tamit comme que ñoom ni ñu médiatiser baaxul. am na ci ñoo du ñëpp, dama ne am na ci ñooñ ni ñu médiatiser baaxul. dama ne am na journaliste yoo xam dañu mel ni dañoo yor parti, loolu du rôle journaliste. waaw du parce que liñ cay duggee mooy xam naa ko, ndax nguur yi fi jàll yëpp à part nguuru Senghor ak nguuru Diouf, nguur yi fi jàll yëpp da ngay gis journaliste bu dikk tafu ci di ànd ak opposition di xeex pour mu def le ministre wala mu def le directeur. loolu la, mais defuñu ko ngir askan wi, moo tax askan wi war a réfléchir. askan wi nañu arrêté xool rajo yi ñuy déglu ak télé yi ñuy seetaan ak naka la ñu war a mën a déggee journalistes yi seen wax, parce que am na journalistes yoo xam ni c'est des corrompus.
parce que man damay dajeeg ñoom ci kër ministre yi am na journaliste yoo xam ne mën naa jaar seen tur mais du ma ko def damay dajeeg ñoom ci kër ministre yi may leen ay millions may leen xaalis am journaliste ay ministre may oto ak i directeur ak i député ba pare ñu wàññi ko trahir la di la attaqué mais du jeex donc malheureusement nun ñi nga xam ne ñooy membre fondateur groupe Sud Communication premier rajo privé de 3e journal privé ci Sénégal suñu option du wan lii xew tey waaw. mais lii xew lépp ñu bari ne politique moo ko xawalal ndax gis nañu Sonko ak Adji Sarr dégg nga problème ba mu amee ñu bari dañ ne complot état de cee dugg. non diggante boobu dossier boobu du ma ci dugg parce que dossier privé la. non privé la man jusqu'à preuve contraire man dossier boobu du ma ci dugg parce que ñaari sénégalais lañu benn sénégalais ak benn sénégalaise du ma ci wax bi mu commencé léegi li ci sama warteef mooy dinaa wax ak sama rak Sonko ndax histoire dana ko bind fi fekk addina yi dox turam dootu raaf ci taarixu Sénégal non dootu raaf turam dama la ne fekk addina yi dox Sonko marqué na empreinte am ci histoire yi Sénégal laa wax turam dootul raaf ci histoire yi Sénégal ndax jëfam ndax parti bu am ñaari at ci ku judd 73 ñëw jël 3e ci élection présidentielle am nga loo def askan wi am na lu ñu la jox bu doon ci ñaari politiciens dinaa ci wax mais lii privé la du ma ci wax li ma ciy wax mooy dinaa wax ak état ki jiite réew mi te ñu tuddoon ko ci dinaa wax ak ki nga xam ni moo ko tuddoon loolu nag ci suuf la parce que yàllaa tax ma di ko def ndax ñoom ñëpp su may soppe la ñu soog suma rakk la suma doom la ma di ko ñaanal yàlla may ko wér guddal fanam président Macky Sall ku ne xam na ne maa moom ndox ak suukar la boole naan wala boole tuur parce que waxan naa ci départ ne président Macky Sall su bàyyee politique dootuma politique ci àddina c'est fini ah non su paree bàyyi naa ci politique dootu ah non dootu damay parce que damay màggat te sama baay def ma ne loo gis desal def cee baax am juróom-ñett fukki at di politique kooku rey sa bopp la loo nar a jox yàlla juddu di daw man bi ma amee 7 ans laa commencé liggéey ba am juróom-benn fukki at yi topp day am âge boo xam ni boo ca eggee da ngay wàññi ko nga delloo yàlla njukkal yàlla patoo defal na la patuloo laggiwuloo am nga jabar am ngay doom am nga kër yàlla jox na la teraanga bépp ci àddina léegi kay li des mooy nga bàyyi nag say doom def ak say jarbaat mais bëgg cee nekk ba dee ci man du ma boobu genre ci président Sall wax naa leen ne xanaa ma ne conseiller parce que am naa ay xarit yoo xam ni ku mel ni Cheikh Kanté bii ngeen gis bu dee politique du ma ko bàyyi ku mel ni Amadou Ba suma xarit la ku mel ni Matar Cissé suma xarit la ku mel ni Ali Nguy Ndiaye suma xarit la ku mel ni Omar Youm sama xarit la man xarit laa am parce que man sénégalais sama parti benn mooy fonction éternelle laa yor du ma dem retraite du ma dem départ volontaire duñ ma sanctionné duñ dagg sama solde kon war naa mun a gëm yàlla mais Macky moom yàllaa def ñu jaxasoo maa ngi moom muy sama rak di sama xarit di sama soppe di sama sëriñ ma bëgg ko fonk ko. 2024 ci kàttanu yàlla ngay bàyyi. ah loolu daal yàllaa xam 2024 ndax man waaw c'est-à-dire xam nga yéen man képp ku ma dégg ma wax ci 2024 damay jàpp ni yaa ngi bokkaale 2024 ku ci wax rek mi ngi bokkaale nguur ak yàlla gi yow da nga xam ndax da nga fekk suba mercredi wala déet lu tax kon nga bëgg indi 2024. ah non da nga ne yow xam nga yow da nga ne comme Macky bu bàyyee waaw su bàyyee kon 2024 comme que mooy élection présidentielle te moom 3e mandat amul. non loolu xam nga 2024 yow yaa ko tudd man tudd ma ko dama ne su bàyyee. xam nga kañ lay bàyyi xamoo ko yàllaa ko xam ndax bi muy toog xamoo ko woon foogoo ko woon. 3e mandat amul. loolu dara du ma ci wax man du ma tudd 3e mandat du ma tudd 4e en tout cas dama ne politique moom tàccoog teeru ci Macky Sall laa koy bàyyee bu ànd ak dogal yàlla dootuma ko defal nit. waaw kooku moom parce que buñ ci àggee buñu day am at yoo xam buñ ci àggee sama doom am naa doom yu mën a doon chef d'état Sénégal fii nga toog ay bac plus 4 fi nekk ak bac plus 5 am na ay docteur am na ay ñuy def droit ci kër gi de donc damay ñaan yàlla 2024 buñ ci àggee sama doom yi kenn jóge Canada wala mu jóge États-Unis wala mu jóge Japon wala Thaïlande wala feneen ñëw posé candidat pourquoi pas waaw mais nag damay wax ni bu fekkee ay jullit lañ ñu gëm yàlla nañ bàyyee yàlla nguuram gi Boy Naar Fall sama maître
dafa am problème tribunaalu Ndakaaru benn juge di ko àttee ni ko Birahim Fall mu ne ko président monsieur le président mu ne ko dinaa la tëj ñaari ati kaso Fall ni ko monsieur le juge mu ne ko maa ngi ñaan yàlla na yàlla guddal sa fan maa ngi lay sant ndax comme yow xam nga ne man danaa dundaat ñaari at ba nga di ma tëj ñaari ati kaso sant naa la ci loolu kër dañ ko quitté relaxé purement et simplement pour bénéfice de doute parce que dafa wax xam-xam lii xew suba nañ ko bàyyee sunu borom bu fekkee jullit lañu su fekkee nag dañu nekk di bokkaaleeg yàlla nguuram gi mais ñaataa dugg tey ci fanaan ci morgue bi tey fii nga toog ñaataa dee ñaataa juddu ñaataay dee suba léegi dama leen bugg a laaj ndax mbooleem ñu koy wax kenn mën na cee garanté ne moom 2022 dana ko fi fekk kon nañu arrêté bu fekkee jullit lañu nañu xam ne jullit lañu nuy taxawaayu jullit su fekkee nag duñu ay jullit kenn ku nekk la mu nekk moo ko xam kooku moom la engagé waaye man duma wax waxi 2024 duma wax waxi 2025 li may wax daal mooy maa ngi ñaan yàlla sunu borom réew mi yàlla def fi jàmm di wax ni li may ñaan le président Sonko moom bokk na ci histoire u Sénégal na ñaan ñi ànd ak moom ak ndaw ñi ko sopp ak mag ñi ko sopp na leen ñaan ne bu kenn yëkkateeti loxo bu kenn waxati bu kenn duggati ci réseaux sociaux bu kenn defati dara parce que moom na xam ne xale la dara weesul ci moom loolu laa koy ñaan li ma koy ñaan mooy na wax mboolem ku ko sopp na daal bu kenn tojati bu kenn yàq bu kenn def dara moom su ko waxee darañ ko defal ndax moom ci boppam sénégalais la fi la juddoo fi la jàngi fi la liggéeyee yàlla jox ko fi teraanga mu bokk ci élection yu bërki démb bu ñëw jël 3e kon marqué na empreinte am non duma ko tudd wax fa dëgg yàlla mënuma wax ci moom dara non duma ci wax boobu wax nee naa leen boobu wax duma ci dugg non xam nga lu tax duma ci dugg damaa xamagu lu xew Sénégal nag déedéet xamagu non loo xam nga wenn lay pàq la duma ci wax Sonko daal mi nga xam ne mooy leader politique te cas bi ma koy ñaane ci côté li ma séq ak sénégalais yépp laa ko séq ak moom mu doon homme politique bu ñëpp ràññee bokk Sonko tuddatul Sonko président Sonko la tudd parce que fi président di jaar ba dégg président jaar na fa ca boor boobu laa koy ñaane mais côté bii ngeen may wax boobu duma ci wax non mënu ma koo conseiller parce que xam nga tax du ma ko conseiller parce que bu ma ko dee conseiller ci ban base laa koy conseiller ak lu tax ma di ko conseiller laa xamul non xaw ma ci dara vraiment xaw ma ci dara ndax li may dégg nii nit ñi wax xamuma ne pour man nit ñi dañoo nekk noonu rek di waxuma turu Adji Sarr waxuma turu président Sonko mais dama la ne nit ñiy wax kenn ku ci nekk la ngay wax am na ci ñoo xam ne koo ci ne waatal du waat la mu wax parce que asgor dafay ragal yàlla xam ne nit dana laloon di jooram moo tax dossier boobu duma ci wax Sonko daal rakk la doom la jarbaat la maa ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla waaye maa ngi koy ñaan képp ku ko sopp na leen wax ñëpp toog indi dal ñu ànd defaraat réew mi ànd ak président bi fi nekk ndax danaa la wax dara tey bés dina ñëw président Sonko ak président Macky Sall toog waaw danañ toog naan café incha allah waaw bu soobee yàlla président Sonko ak président Macky Sall danañu toog naan café moo tax may wax ne kenn ku ci nekk na nga àndal nañ rafetal soo mi dugge ko jaba ndax buñ la waxan ni Idrissa Seck dana toog ak président Macky Sall ba dem ba àgg ci ne ñoom ñaar mburoog soow lañu yaakaar naa ne kuñ ko waxan doo ko gëm waaye naka jekk ma ne leen bés du ñàkk day sore te Idrissa ñi ko gën a xam ci àddina ci laa bokk nekkuma ca dama koo sos man maa sos réew mi photo bii bi ma koy ànd ak moom c'était à 2000 premier 4 avril 2000 bi président Abdoulaye Wade toogee la ànd ak moom maa ko gën a ku dul yàlla gënoo maa xam Idrissa kooku la ma xaman ca moom ak fañ doon toog ak lañ doon wax bu ñu demee ba Idrissa mën a déglu si waat ànd ak président Macky Sall tàccu président Macky Sall
toog ak moom dem ba àgg ci ni maag Macky mburoog soow lanu man li ma jàpp mooy du yàgg sax président Ousmane Sonko ak président Macky Sall danañ toog parce que seytaane duggoon ci réew mi seytaane moo dugg kër Rasulullaay moo dugg ci këri diine yu mag yëpp seytaane moom moo duggoon kër président Macky Sall te dàq nañu ko. salon de massage. non du ma tudd tur yooyu yëpp du ma ko tudd seytaane yàgg na fi te tur woowu ngay wax amut. mais salon de massage loo ci gis instant bi ndax gis nañ ni parce que moo indi lépp gis nañ ni am na ñu bari ñoo xam te ne dañuy dem doon massé wu parce que jëlewuñ ko woon pour dara pour kiiwal sa yaram mais salon de massage yi yow nañ ko gis léegi ragal nga salon de massage. non man damay massé wu. même semaine bi dem naa ci salon yi massé wu. oui mais amul problème mais kan moo lay massé man samay doom a ngi ni kii suma doom la suma masseur dana ñëw fii sama kër ma la ñu laal matelas bi fii ma massé wu dinaa dem ci salon yi aussi ñu massé ma waaw damay massé wu. non dara amu ci salon de massage képp kuy dem ci salon yaa xam salon ba ngay dem ak loo fay demee ak noo fay demee ak ban heure nga fay dem mais dara nekkul ci salon de massage xam nga dafa am benn journal bu daan bind ci man 2004 bi Idrissa génnee ci gouvernement bi di wax ni Khadim Samb pâtisserie Médina la yendu démb mi ngi tooga nag benn femme bu takk gerefaas di naan café bu subaa mu ni Khadim Samb café de Rome la añi démb mi ngi tooga nag benn femme bu léttu ay ñetti létt pendant 4 ans saa bu xëyee bind ci man journal boobu daaw ma jaar ci turi maag Idrissa dañ ko doon tuddee 11h45. parce que 11h45 c'est la information daan génn. non c'est-à-dire journal ba moo tuddoon il est midi. benn bés ma def benn sortie ma ne leen xam nga journaliste bu amul matière wala amul capacité wala amul xam-xam mooy bind ci yenn yi mais Khadim Samb mu toog pâtisserie Médina ak Fatima di naan café lan moo ci yoonu journaliste amul loolu Sénégal yi soxla wuñ ko xam seen yoon nekku ci Khadim Samb mu dem café drom toog ak même naa am gel ma toog ak moom ñu ànd dem sortir leeri wala ñu dem Laetitia wala ñu dem pâtisserie wala ñu dem ci dibiteri ba toog di lepp yàpp loolu lan moo ci yoonu sénégalais yi loolu intéressé wu leen sénégalais yi journaliste bu am xam-xam capable xam nga loo war a bind naka la ñuy def ba am jàngukaay yu baax naka la ñuy def ba am ay yoon naka la ñuy def ba ku feebar faju naka la ñuy def ba am njàng mu baax naka la ñuy def ba nit ñi am ndox mu baax mu ñuy naan naka la ñuy def ba nit ñi am ab liggéey naka la ñuy def ba nit ñi mën a dem sàmmi nag yi sàmm gu baax naka la ñuy def ba ñu yar xar man fu ñu ko jaayee naka la ñu war a def ba ñay béy pootu wala lompul wala kayaar bu ñu béyee xam fan koy jaayee naka la ñuy def ba ku béy am foo ko stocké ba du yàqu loolu moo doon rôle journaliste mais diwa ngi ànd ak benn femme di naan café diwa ngi toog ak benn gel ma ngi ko doon fóon ma ngay akolaat tax na loolu yëpp c'est-à-dire loolu amalul sénégalais yi njariñ journaliste yi nañu dem jàngi lan mooy éthique ak déontologie benn mooy wax naa ni loo dul bind ci sa baay waroo ko bind ci baayu jàmbur loo dul bind ci sa ndey ji la jur waroo ko bind ci ndeyi jàmbur parce que jamono joo mënee bind ci baayu jàmbur bind nga ci sa ndey jamono joo mënee bind ci sëriñu jàmbur bind nga ci sa baay jamono joo bindee ci nijaayi jàmbur bind nga ci sa nijaay parce que jamono joo saagaa nit ki yaa saaga sa ndey xamoo ni boo saagaa nit mu fay yaa saaga sa ndey boo xasee nit ki mu delloo la ko yaa xas sa bopp kon il faut nit ñi delloo siwaat seeni xel tegaat ni Sénégal meloon démb Sénégal dafa amoon yoon wu mu jaar Sénégal orma dafa amoon ak kersa même soo xoolee sunu kilifa diine yi li ñuy bind ci ñoom ak lii ñuy revue de presse sunu kilifa diine yi te am na ci revue de presse kat yoo xam ne ñoo gën a corrompu ci àddina man damay xool benn article xam ki bind ñaata lañ ko fay xam ki ko jox xaalis revue de presse kat bi ma xam ne wóor ma ne bi parce que bu ñu aji bindee rek ne ku génne naa article sangam de diw kay nangam ak nangam bu ñu àggee ba journaliste war a bind ci man woo sama adversaire ne ko diw woo naa ko démb wax na nangam ndax da ngay am nangam pour mu tontu nga lekk xaalis
ngay def revue de presse pare woote dégg nga moom nga ne tooñ nga fii jaaral nga jaar mu yëkkati 100000 francs jox la loolu deret la bàkkaar la te dinaa la wax dara 2021 bi ñu nekk il faut ndaw ñi moytu bu baax te moytu tooñ baaxul ndax am na ñoo xam ni boo leen tooñee seen doole néew xëy na xamante nga ak ñoo xam ni ñii boo jógee jaar ci ñoom mag jëneerëb guddi la seen ku taxut nga àgg ci te dem nañu ba àgg foo xam ni fii am na tooñ yooyu boo ko tooñee sama classe gi duñ la baal te bukki bët bunt bant bënn bëtam musu fee jóg il faut ñu arrêter li ñuy def bàyyi di bind ci ndeyi jàmbur yi di bind ci bàyyi jàmbur yi ay sos journaliste yi ñaata journaliste lañ fi yóbbu tribunal ñu gàñe leen am na wala amut wuyu tontu ma non du journaliste nga. mais man gisaguma journaliste boo xamante ni kii nañ ko. non kon yow da ngay damm sa micro nga génn ci. non mën naa am comme xam fekkee guma ko nii. non du jeex xam nga ko yow bu fekkee yow journaliste yi ñu fi àtte condamné leen am ci journaliste yoo xam ne ñu ngi fay 100 000 francs par jour am journaliste yoo condamné alamaan leen 10 millions xamuloo ko te nga ne journaliste nga soxlawul ngay def reportage da nga war di gëstu sa bopp d'abord yow xool li nga def ci semaine bi ndax baax am na yenn yoo xamante ni yow am na yu bari yaa ngi tey booñ ciy expliqué ñun de ñoo xam am na ñoo xamante ne ñun bañ ñëwee yàggul tey ñoo xamante ni kii nañ leen comprendre mais am loo xamante ne xam tey ñun suñ ko waxee 2020 bi am na journaliste ñu condamné 2019 am na ñu condamné 2021 bi am na ñu condamné 2018 am na journaliste ñu condamné donc journaliste pire bu jógee ci boppam lay commencé d'abord critiquer boppam xool li mu def lan la xam nga yow mii tey boo ñëwee sama kër gii tey topp nga ma 1 mois ma di ma su laaj interview ba ma may la ko indi la ci sama kër indi la ci salon bu rafet nga toog soo ma interviewé bu ma juumee ci benn phrase war ngaa mën a dem monter ko dindi ko waaye war ngi commencé ci topp ma di ma ñaan ba ma may la nga ñëw ma juum benn phrase nga dem exploiter phrase boobu. donc loolu yëpp ci éthique la ak déontologie benn ñaareel ba mooy léegi boo xoolee journaliste bu ma woo téléphone ne ma dama la bëgg a invité damay yem ak yow ci danaa la woo parce que léegi ak ngeen ci da ngeen di woo nit muy wax ak yéen ngeen di ko enregistré. am na ñu koy def du ñëpp nag am na ñu koy def en tout cas daal li nuy ñaan yàlla sunu borom mooy réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. pouvoir bi na xool boppam. gars yi dañ la TikTok de pouvoir bi. waa d'accord na xool boppam ndax dama waxoon président Sall ni ko amoo jotu polémique amuloo jotu xuloo dama ko ni